dañ ko bëgg moo tax ñu génn bu ñu ko bëgguloon du ñu génn. beneen bi mooy encore une fois je me répète ils avaient 5 jours pour faire appel amoon nañ 5 jours pour faire appel 5 jours ndax lu ne xaj na ci 5 jours lu ne xaj na ci amoon nañ juróomi fan yoo xam ne mënoon nañoo def appel bi mooy ñu dem dugal recours du recours lañ koy wax élément. recours boo xam ne day wane ni ñoom bëgguñu ko pour ñu casser amnistie bi. ñu naan ma non buñ ko defoon nuñ ko kase ma ne ko mais mënoon nañoo def rek te ku leen xam ne ñoom ci defante la ñuy dox lépp lu leen mësul neex rek wala lu ñu mës a bëgg rek fajal nañ ko seen bopp xaaruñu ci loi xaaruñu ci état xaaruñu ci dara même bu leen leeree ne buñ ko defee du ñu am gain de cause sax def nañ ko lu ne gis nañ ko fi ayib dafay ñaata yoon dafay yóbbu ay xawma lan ak lan ci ay kii te aw taxul mu am gain de cause kon ñoom lu ñu bëgg la. amnistie bi nag maa ngi dégg bi Thierno Alassane Sall bi ñu ko refusé les bosam ñi ngi jël bosu Amadou Ba député bi ne dañ ngi def partiel. C'est quoi partiel? Que veut signifier partiel? Wala que signifie partiel? Kan la ñu bëgg a tëj kan la ñu bëgg a tijji kan ak kan la ñu bëgg a kan la ñu bëgg a defal suñu armée bi la ñu bëgg a defanteel suñu gendarmerie suñu police ñan la ñu bëgg a defanteel citoyen sénégalais lambda yi la ñu bëgg a defanteel son excellence le président Macky Sall ak ñi mu àndoon lan la c'est quoi partiel laa bëgg ñoom ñu détailler sénégalais yi c'est quoi partiel. mais d'ailleurs kaddu yi nga xam ne ni moom mi Kairé yëkkati na ko su ko déggee xam nga autant ki fi nekkoon ministre de l'intérieur di Antoine Félix Diome daal dina woon wax ne ay forces occultes am na ci réew mi ñu génn weddi ko tey bu ñu déggee kaddu yi ndax mënuñu ko gëm. xam nga balaa may ñëw ci li jeune boobu wax. Force occulte weesuwul wala terroriste tu sais quand tu terrorises une personne wala tu terrorises des gens tu es un terroriste terroriste mi ngi bokk ci terrorisme wala terroriser quand tu naka booy terroriser ay nit tu es un terroriste tu peux pas ne pas être un terroriste un malfrat nga dem di taal ab tata bu ay nit nekk xamoo nit ñi dañ naan ñaari xale lañ ci rey mais bi avant ñaari xale yi di dee ñaata personne ñoo nekkoon ci biir tata bi kon kooku il cherchait à tuer plus de 30 personnes et biñ leen laajee dañ ne li ñu téye Ousmane Sonko moo leen naqari moo tax ñu def ko am na ñu ci téye am na koo xam ne dañ ko fekkoon muy maçon am na kuñ fekkoon muy def xaw ma lan mais ana ñooñu est-ce que ñi ngi ci kaso bi ba tey est-ce que bokk nañ ci amnistie bi est-ce que gis nañ leen est-ce que génnuñu dëkk bi ainsi de suite je pense que bu ñuy jëli ji ñaar ñooñu la ñuy njëkk a jëli ji wala groupe boobu la ñuy njëkk a jëli ji ñi nga xam ne jot nañ leen cee jàpp bu nekkee génnee nañ leen ci kaso bi force occulte c'est toujours dans le terrorisme dans le terroriste dans la terreur. Parce que quand tu fais la terreur, encore une fois, tu es un terroriste. li fi jot a xew man bu dul force occulte bu dul terroriste lan la piller ay banque piller ay supermarché man gis naa ci boo xam ne rond-point Liberté 6 station Liberté 6 bi waa ji façon bi mu tiiree loolu munoo bañ a mun loolu c'est du ko dëkk biir Dakar fii loolu munul nekk déjà du woon policier du woon homme de tenue gis nga say gars civilu nii te ñu naan ay waa BIP la ñoo ay safrla ay kii lañ nu mu tudd naka nan lañ tuddee ñi nga xam ne ñoom duñu sol yére duñu sol kii du civil lañ mais ñoom ji ñu waxuñu ko say ay homme de tenue lañ dañ naan ay kii lañ nervi oui des nervis bërki démb mon ami mon frère maa ngi koy masawu encore une fois Ablaye Ndiaye bu Farba porte-parole Farba biñ koy jàpp ñu ko jàpp ñun bu ñu xamul woon dañ naan ay nervi lañ ñooñu la Sénégalais yi tuddee nervi parce que duñu sol tenue dañuy dugg ci biir foule bi dañuy dugg di la téye di la jàpp bu ko defee ñu ne ay nervi la ñu indi fekk duñu ay nervi ce sont des gens de la police ce sont des gens qui yi liggéey ci police wala ci gendarmerie mais duñu sol tenue parce que tey bu nekkoo fu xeex am ñiy sol tenue bu ñu demee duñ jàpp kenn su nekkee da ngay topp ni nga sol tenue tu es flagrant dama lay teel a ràññee
bu ñu ñëwee ci li xale bi wax. oui ne dañ leen doon jox ko par lu toll ci 5000 ku ne 5000. xam nga ndaaj ci tur déjà. ndaaj xëy na yow. ak keneen ku mel ne yow wala keneen ak keneen ñooñu lay jaaxal. man j'ai toujours su et compris que ce Pastef-là donnait de l'argent à cette jeunesse-là. am na loo xam ne yow munoo nga ne dëkk bi dafa metti amoo loo lekk amoo loo naan nga yëkkati junni wala ñaari junni di ko cotiser wax bu dofee nopp ba koy dégg warta dof munoo fekk xale boo xam ne amul lu mu lekk nga ne xale bi jox na la 3000 wala junneem tam war koo jox ndeyam dépense man j'ai jamais cru à ça j'ai jamais cru à cela on a cheminé avec ce Pastef-là on était dans la coalition Sonko président on était dans la coalition Jotna on sait comment l'argent vient xam nañ fu xaalis di jóge ak nu muy duggee du lu ñuy cotiser amaana ñun bu ñuy yónnee ay Orange Money tuuti lay doon wala tuuti la amuñu ko parce que du ñu jël li ñu war a lekk di ko dugal am na loo xam ne doo ànd ak ay nit ba tàqali ko am yoo xam ne da nga koy nettali mais man loolu je les ai jamais cru j'ai jamais cru que y a une jeunesse qui est là xëyoo gontoo amoo loo lekk cigarette amoo ko amoo loo naanee café nga ñëw nga ne ma jeunesse boobu dafay yëkkati junni wala ñaari junni di la ko jox diaspora bi metti na metti goo xam ne am sa ndey war a tabax war a ñu ne diaspora bi ñu a envoyé 30 millions 60 millions tout ça c'était bluff du woon dara du ci dëgg te nag jëfuruñu dama léegi Sénégal yi ne dañoo jëfur élément baat gars yi jëfuruñu de yàlla rek mooy àtte jëfur day fekk nga lekk sax ngay jëfur mais jëfuruñu yàlla mooy àtte yàlla mooy wane ne yàlla ñii nguur gi mu leen jox pour yow daf leen ko jox nii non parce que dañ daan fëgg dënn wane ne ñoom la yàlla ne comme que yéen a mën ki fi nekk mënul xaaral ma inverser rôle bi jox leen ngeen xool ba xam li ngeen mën bu keroogee sénégalais dinañ xam yéen lan mooy seen valeur ce gosse là ce qu'il a dit si on était dans un pays normal booy bi du ñibbi këram dañ koy jëli ji ba pare ce gars là ce basketteur là Khoureychi Thiam dañ koy jëli ji Khoureychi Thiam nag dafa xoolu ci xale bu góor bi Mané Sadio Mané dafa xoolu ci Sadio Mané parce que ñun international yi ñu am yëpp parce que je pense que ce n'est pas un international parce que munoo nekk international di doon def yenn yooyu munoo ne da nga bëgg sa réew parce que réew ba nga demoon di basket wala réew ba nga dem di football wala di fa mëne sa sport gisoo leen ñuy def lii nga def tey gisoo seen international yi nekk ci Sénégal wala nekk beneen réew di yëkkati xaalis di joxe ne taal leen réew mi bu xooloon ci Sadio Mané li Sadio Mané di dugal biir Sénégal ci kaw ñaqam ci kaw teraangaam ci kaw li mu am te pourtant mënoon na koo bañ a def mënoon na koo yemale ci moom ak njabootam wala ay waajuram ak ay famille waaye defu ko mi ngi ci hôpital yi mi ngi ci ambulance yi loolu la ñuy dooyee ab international wala loolu la ñuy dooyee koo xam ne am nga doole mais jël ay junni di ko jox xale bu góor bi li mu wax dafa leer fañ ko laala metti ku ñu laal nga wax gis nga police beeg suñu armée beeg suñu gendarmerie yii ku ñu bëgg nga wax xanaa yow nga bëgg a xaru xam nga gisoon nañ ko fi waaj a xaru woon mbëkk miir ba dee ñu koy jiiñ police ak gendarmerie fuñ ca toll kooku xam na li tax mu xaru ndax xam na ne bu ko ñooñu téye dina wax xale yu góor yii yépp a wax amnistie bi nañ ko defal même partiel nañ ko def ñun fi ñu toll nii man ku mel ne man xam naa ñan ñoo taal man xam naa ñan ñoo coûté la vie à ces jeunes là xam naa man kan moo woote mais kan moo woote ne génn leen ku du Ousmane Sonko na leen jara seen bakkan le mot n'est pas de trop kan moo bëggoon a dem déloger Macky Sall def ko ni Samuel Doe alors que moom mii moo ko mérito moom Ousmane Sonko mii moo mérito ñu def ko ni Samuel Doe mais Macky Sall mosu koo mérito ak ñi mu àndal guléet ci Sénégal lu ne am na fi laay Wade taal na def na lu ne mais waxu yu rëy yi Ousmane Sonko doon wax ak jëf yu rëy yi Ousmane Sonko doon jëfee ak di ko ordonné musta am fii ci Sénégal pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal vouloir accéder au trône et passer sur des cadavres je l'ai toujours dit Ousmane Sonko est passé sur des cadavres pour être un maire pour être un député pour être un président de la République et ça c'était vraiment méchant de sa part en tant que doomu sénégalais le Sénégal t'a tout donné foo jàngee Sénégal nga jàngee kon Sénégal jox na la foo liggéeyee Sénégal nga liggéey foo amee salaire foo tabaxee foo jëlee say milliards Sénégal moo la ko jox
kon toi il devait autre chose au Sénégal que lii mu def biir Sénégal. Ce jeune là dañ ko war a interpeller ce Khoureyssi Ba là dañ ko bien vrai que on lui a donné sa part du gâteau. ce Khoureyssi Thiam bien vrai que on lui a donné mais Khoureyssi Ba c'est un avocat là. Je le connais c'est un ami je le connais. kooku mënta c'est leur avocat. Et les avocats on les comprend aussi man j'ai rien contre lui. Au passage j'ai rien contre le maître Khoureyssi Ba il faisait que son travail peut-être xëy na dafa dem ba ci biir virus su Pastef dugg ko xëy na bu bëggoon bu ñuy jëlee réew ñoom ñu mën a nekk avocat de l'État mais c'est de la pure méchanceté encore une fois ce gosse là ne doit pas dormir chez lui ba pare gis naa télé ba mu demoon def ko après dafa mel ne dañ koo dagg sax dañ koo dindi mais biñ koy dindi ku mel ne élément bat ku mel ne keneen ak keneen ñooñu récupéré nañ ko yàgg na la preuve on voit toujours le VAR de Ousmane Sonko yi nga xam ne bi ñu jëlee réew mi ils ont essayé de tout effacer mais mu dindi yaakaar nañ ne dindi nañ mais dindi wuñu dara li mu doxal yëpp dindi nañ ko mais je m'adresse à ce Khoureyssi bii nga xam ne on lui a donné sa part du gâteau li nga def tegoo ko fenn nga ne kilifa nga waroo woon dëkk Yoff nag ndax dégg naa Yoff la dëkk man bu dëkkee Yoff yi man xaw ma ko Yoff bu nekkee des politiques aussi xameewu ma ko fa parce que ñun fa la ñuy militer du nit ku baax su nekkee li xale bi wax loolu moo am te man gëm naa li xale bi wax ba pare jigéen bi moo tudd ki tudd dem na sa wax ne joxe naa numéro déggoo ma ne la déggoo ma ne la Fatima moomu di jigéen ngay jigéen ngay dox say moroomu doom est-ce que joxoon nga say doom ne leen dem leen taal est-ce que jox nga say sët ne dem leen taal Fatima boobu muy wax est-ce que joxe na ainsi de suite dama ne la gis nga projet bi amul kenn kuñ ci jàpp nga neutre képp kuñ ci jàpp da nga cee nekk yow tamit Sénégal suñu police ils font partie des meilleures polices du monde. D'accord. On le reconnaît ça. Mais nag sa Khoureyssi Ba place poste bañ ko jox. defe naa naata Samba Mbacké la mu fa liggéey moom du ko mës a liggéey ci àdduna. Voilà. En tout cas mu ngi noonu dinañ ñëwaat bu baax a baax dugg ci xuus bu baax ci